ngeen def macha allah maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar maa ngi leen di baalu àq bu baax. et Nanko après on se voit inchallah merci beaucoup man maa ngi continuer sama waxtaan ak sama gars yi en tout cas pour muy leer rek ñii li ñu nar du lu gën du lu baax mësuma wax gëj naa wax mais na ngeen xam ni lii xeeñ neexul parce que teg commission parlementaire rek commission ad hoc rek pour lever immunité parlementaire man gisuma lu ci jar dóori taabal wala ñu koy fëgg wala ñu yuuxu victoire te victoire nag yuux dina jib fu ñu ko foogewul yàlla na njiglaayu ñëpp di njiglaayu njaboot gi di njiglaayu doomu aadama yi waaye daal doomu aadama bu nekk war nga mën a yéene sa morom jàmm yéene ko salaamatu te bañ ko yéene li nga xamante ne mooy lii xew si assemblée nationale bi lu ñaaw lu bon loo xamante ne du lu gën soo leen gisee ma continuer sax xëy na live bi waxtaan ak yéen tuuti mooy comme ni ma ko waxee rek man tàng naa xaw naa tàng tuuti rek ndax àdduna moo demee noonu man bugguma ku may nax bugguma ku may néewal doole bugguma kuy néewal doole doomu aadama te itam ma jaaraale ci sama kàddu ci live bi di leen wax ne leen dafa war a leer tey bu dul le PDS muy le groupe Liberté et Démocratie ànd ak président Pape Diop ànd ak président Mamadou Lamine Diallo Tekki ànd ak président Moustapha Guirassy ànd ak président Mamadou Diop Decroix ñuy le groupe Liberté et Démocratie bu leen yaakaar fenn yuuxu tey bu dee dañoo nekk biir assemblée nationale di tayle sunuy bakkan man duma bëgg kuy toog ci benn internet di wax sama mentor lenn lu ma neexul muy le président Ablaye Wade ndax man kat li may bëgg Sonko li mu may bëgg xam leen ni Ablaye Wade dama ko gënal ndax Ablaye Wade moo ma def nii ma mel Ablaye Wade moo ma taamu ci fañ ma war a taamoo mënoon maa génn ci listam dugal ma assemblée nationale capacité bu nit ci xool ci man ba di ma bëgg rek sama jëmmi bopp ji la waaye nag sama mentor mooy Ablaye Wade dama bëgg ngeen xam ni motion de soutien boobu mu defal tey Ousmane Sonko daf ñu revigorger daf ñu defaat beneen engagement donc nag ku nekk ak sa lecture kuy fekk nit ñu koy maase képp nga koy jiñu caay-caay mën ngaa fekk message bu plein de sagesse nga def ci ak caay-caay le message du président Ablaye Wade est plein de sagesse c'est un message d'un grand quelqu'un qui a combattu def opposition pendant 26 ans gouverne pendant 12 ans toog tey ci opposition bi ne namuma dara bëgguma dara delluwaat yéen ñi nga xamante ni yéenay samay doom ma delloowaat leen ci nguur président boobu tey moo génne message jémb ci guddi am ay xale comme ni ma koy waxee toujours yu jóg dugg ci internet bi xam leen ni xeex bi biir assemblée nationale mbedd bi yéen la mais biir assemblée nationale ñun la te lii ñenn ci ay xale di wax ñi ay xale di wax jëlewuñ ko ci Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko nag maamam waajuram Paal la dëkk diggante Paal ak Raw ak Gànjool mooy la Gànjool ab Ousmane Sonko sëtu Ablaye Wade sët bu nekk maamam da koy yedd dama ne dans les foyers religieux les plus reculés du Sénégal certaines langues tirent vers di wax naan Ousmane Sonko waroon naa dem warul dem musuma wax ci live tey damay wax ndax dama gis yoo xamante ne démb si internet bi metti na ma torop te metti gi mu ma metti dama bëgg ngeen xam ni noonu la mettee ñu bari mais mettiwul tellement parce que les auteurs yi nga xamante ni ñoo ko def climatiseur les auteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo ko def nekkuñu
ñi nga xamante ne ñooy waa Pastef ay faux profil yu ñuy créer la xam naa ko bu baax a baax Aïcha Keita xam naa des gens qui ont créé des faux profils d'Ousmane Sonko pour insulter Wade mais ku ko def sa yaram dina tàng bëccëg ndax ñun engagement bi nga xamante ni moom lañ am duñ ci dellu ginnaaw te l'engagement que nous avons non seulement engagement wu jàppale président Ablaye Wade la mais ñun engagement bii ñu am engagement la boo xamante ne dañ ko jël pour un Sénégal nouveau dañ ko jël pour lii jeex ci Sénégal tey su ma neexoon ma delluwaat ginnaaw wonaat leen li nga xamante ne moom moo xew place de la nation moom moo xew biir centre-ville moom moo xew fi nga xamante ne moom mooy buntu assemblée nationale. Il me semble que ce pays n'a été jamais comme ça en matière de sécurité nit ñi tiit seen fit yi dem yow da ngay yàkkamti def li ngay def sax ba génn tey pour wone ni que ni le président Ablaye Wade dafa cohérent ci li muy def torop liste 8 personnes yi nga xamante ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar génne nañ ko léegi ci table ji parce que xamoon nañ ne affaire bi da doon tàng parce que xeex commencé woon na am coow am commencé woon na am ñu xam ne affaire bi da doon tàng ñu noppiloo waat seen nit yëpp daal di ëlbatiku daal di ne dañuy génne ñoom présenter seen liste 8 pour tuer le taureau ñu daal ne xaaral ñu génne suñu liste 8 personnes ñun ñu won leen ne leen nous sommes cohérents ci li ñuy def nous n'avons pas donné de liste et c'est à voir même si le combat ne va pas s'orienter autrement que bañ a bokk ci ay commission yoo xamante ne commission ad hoc boo xam ni commission bu tekkiwul tous la commission de corrompus d'avance. Et je félicite aussi l'un des députés de la majorité même étant du Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Wilane il a osé défendre ce que nous avons défendu parce que topp dossier bi du yoon dossier bi est d'une vacuité tout simplement xam nga incrédible yow procureur porté plainte contre X yow nga ne léegi man damay porter plainte contre Ousmane Sonko waaw kay xanaa loolu mooy Sénégal bu jeex yow kay procureur nee na man je porte plainte contre X après vous avoir demandé peut-être la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko mais ñun question au préalable bi ñu demandé loolu rek la je félicite l'honorable député Aïda Mbodj ci taxawaayam je félicite l'honorable député Mame Diarra Fam ci taxawaayam himself je félicite l'honorable député Cheikh Mbacké Cheikh parce que léeg-léeg dañuy wax Cheikh Mbacké nit ñi jàpp beneen Cheikh Bara Dolly Mbacké mi nga xamante ne mooy président groupe parlementaire parce que dafa yëkkati kàddoom rek ab député ni ko tu n'as rien compris ma ne ko boo ko waxatee ma tégal la ah loolu dafa leer man ku ma àndal kenn du la yem ñoom kay taxaw nañ jiiñ ma l'instituteur public ci àdduna bi ba ñëpp def ko léegi moom nii lay doxee rek suñ ma tooñatee rek ma wadd si seen kaw mu nekk la nga xamante ne tey ñun ñëpp war nañu mën a taxawaay boo xamante ne taxawaayu citoyen lay doon taxawaayu nit ku jub lay doon mais sëñ Cheikh yaa ngi koy gis oto bi yaa ngi gis oto sëñ Cheikh ah kon tourné dugg ni ñu génn dem jëlaat suñu si jumaa bi bon maa ngi nii di traversé gars yi boo téye Dakar moo ngi nii dinaa leen ko mot waaw fii mooy 100 mètres carrés yàlla nañ ci yàlla musal yàlla bu fi kenn dugg si la lutte ne fait que commencer incha allah mur bi yàlla dina ci musal doomu Casamance boobu yàlla mën na ci musal doomu Paal boobu yàlla mën na ci musal doomu Sénégal boobu yàlla na ci mën na ci musal surtout Ablaye Wade boobu ci barke juma bi ñuy waaj a traversé yéen ñëpp ngeen xam ko
ci barke maam yi ak saaba yi ak cheikh yi yàlla jàppale Sénégal yàlla jàppale ñu may wax ni foofu je félicite encore tous les honorables députés de l'opposition soit Marie Sow Ndiaye ma petite fille qui soit muy ñi nga xamante ne mooy l'honorable député Yayman Albis que je ne cesserai de remercier je félicite aussi l'honorable député Toussaint Manga qui est venu prêter main forte donc gars yi na ngeen jàpp ni combat bi si biti yéen la ndegam danañ leen ko permettre mais xam leen ni combat bi ci biir ay doomu Ablaye Wade la combat bi ci biir ay sëtu Ablaye Wade ñoo koy def combat bi ci biir ñun la ñun les dignes fils de Wade fexe leen ba nag seen xawma faux profil la xawma lan la vous leur répondez à la minute qui suit parce que nag ñun duñu nangu kenn kuy manquer de respect suñu kilifa suñu paata notre amour notre bien-aimé père suñu papa ji ñu amul kudul moom ki nga xamante ne bugguñu kudul moom ki nga xamante ne yaakaaruñu kudul moom bu ñu demee ba tiit ba defe ne président Ablaye Wade du wax rek mu génn wax mais li mu wax le message lisez-le bien y en a qui traitent de faiblesse waaw parce que man tey ku xamee ne boo ma tooñee xëy na ma tàng xol saaga sama faiblesse la waaw mën na am xam nga li ma la wax mën na am koo xamante ne tey xëy na dama feebar te fii may dem xëy na mën na ma faa fekk def ma loo xamante ne du bokk ak man sama xalaat ci dem faju fa nu mu mel loolu faiblesse la fa forme yi nga ko mën a forme yi nga ko mën a transformer forme yi nga ko mën a définir bëri na mais ñi nga xamante ne ay saay-saay lañ yu bëgg a transposer le débat du président Ablaye Wade feneen loo ñooñu laay waxal ñu tëj seen njoogu mbërëx njëkk parce que président Ablaye Wade ne reculera jamais dans son message et puis le message y en a qui disent fake news bu ko kenn bind Ablaye Wade bind ko le message ay waay kan moo ñemee bindal Ablaye Wade mii ci dents de la mer kan moo ko sañ personne n'ose le faire te nag ñi may dégg ci internet bi ñu koy gën a argumenté comme ni ñu koy waxee argumenté seeni argument di ko gën a wax ñooñu ñooy ñi nga xamante ne démb seeni mentor dañ daan bind au nom de Ablaye Wade jox leen message ni leen joxe leen ko ci waa PDS am ñu nekk ci suñu biir encore di wax ni message boobu valable parce que Ablaye Wade signé wu ko man fekke naa loolu fekke naa un message donné par un secrétaire général adjoint am ñu taxaw ne message bi Ablaye Wade bindu ko fekke naa un message donné par un ancien ministre un message de Wade am ñu taxaw ni message bi Ablaye Wade bindu ko bàyyi leen yooyu doxut Ablaye Wade kenn ñemewu koo fenal kenn ñemewu koo naral ndax Ablaye Wade kat xaaral ma wax la woote téléphone ci rajo nii def ko muy dara mën naa xëy suba teel woote ci téléphone ndax fa mu nekk moo fa nekk mën naa xëy suba teel wax ci rajo yi ndax rajo yi kat maa ngi comme nii may waxee ak yow rek Ablaye Wade bu ko neexee mu toog bureau def live benn cellule de communication Ablaye Wade sañul génn man Mame Diarra Fam laa wax su ma jotoon lettre bu amul signature Ablaye Wade mu ne ma dàq naa la ci PDS ma jël dama naan dëgg la dama naan dëgg la Ablaye Wade ne signe que ses nominations suy signé dafay signer sur ses nominations maanaam Mame Diarra Fam nommé naa ko PCA bërëb sàngam day am cachet am signature mais un communiqué de Ablaye Wade n'a jamais porté de signature xoolal lâchez-nous les bottes bàyyi leen ñu ngir yàlla ak yonent bi ci waxu Ablaye Wade da ko wax Ablaye Wade nam ko waxee message bi ku nekk noo ko transposé noo ko jàppee c'est ton problème le plus absolu Wade a parlé te Wade li mu wax il a parlé en faveur de Sonko parce que nag deret dafa fort te gànjool bi nag maamu Ousmane Sonko la nag deret dafa fort de
te gànjool bi nag maami Ousmane Sonko la seen yii ngeen di def ngeen di naan tegg ci suuf bàyyi ñu combat yéen ngeen moom le combat de la rue parce que gis nga dans une république man Mame Diarra Fam maa ko wax seule la lutte libère seule la lutte libère tey jii la ma wax te dama koy waxaat mun naa ko répéter parce que li ma wax ci salle bi yëpp bëri na mais quand même nañu xam ni yii amoon na fi te bam fi amee may remercier Ndiaye PA yi notre frère Ndiaye PA yi le gardien des temples Ndiaye PA yi le gardien du temple Ndiaye PA yi bi nga xamante ne les archives de Maître Abdoulaye Wade moo ko téye notre président de l'Assemblée nationale amoon na bis bu mel ni mais xeex moo ko ci génne c'était en 2001 te ba mu ko xeexee ba génne ko ci dafa laajte ne nañu ma jox document yi tey amul benn député à l'Assemblée nationale bu la mën a wax ni produire nañ document buñ ko jox mu téye ko ci loxoom liir ko xam naa ni sax am nañ kersa nag mais Rebeulote comme booba temps moom dafa waxoon ni lii complot la contre sa personne muy en 2001 c'était le président Abdoulaye Wade kon damaa jàpp ni moom dina amaat conscience su toog ni lii complot la contre la personne de Ousmane Sonko et c'est un complot ñun li ñu xam buñ ko waxee dëkk bi tàkk waay loolu duñ ko wax dañuy naan ni maye bii li ñu xam buñ ko waxee dëkk bi tàkk nañu bàyyi yii ñuy def élimination adversaire politique nga jàpp Karim Wade téye ko ni amel na nit ñi ay milliards ñu naan dëgg la ñu naan du dëgg ñu naan noonu la ñu naan du noonu ñu wër ba sonn gisaluñ la dara ab dërëm kii nii tey di suñu ministre de l'intérieur Diome moom moo doon substitut du procureur moom lu tax indiwul 100 000 milliards yi ñu jiinoon Karim Wade xam nga jouru nawetaan remplaçant da cee am boy bu njëkk ba man nag je suis issu du mouvement nawetaan xale yi dañ daan taas ci gradin yi naan remplaçant yi de l'autre camp quoi soo mënoon dara teel a dugg ku xam nawetaan fii na tàccu remplaçant yi dañ leen daan wax naan soo mënoon dara teel a dugg moom su mënoon dara teel a dugg c'est que c'est quelqu'un boo xamante ne il est venu tout simplement yow Omar Sow bul xool sama live xaw ma makee la yónni xaw ma génnal sors de mon live Omar Sow li may wax yow laa koy waxal sax na nga dégg ko comme tu es le conseiller du président wax ko ne ko na teg affaire bi ci suuf nank ndax du dem xam nga li may waxatee ngi nii du dem pullo wii mo yoo wëpp dum yaxataa dum yaxataa amul dara lu ciy dem pour wax la rek ne leen ministre bi su mënoon dara teel a dugg kon duggul ba heure bii parce que tout simplement benn gor benn nit ku baax dañ ko ne éliminer Sonko mu ne loolu duma ko def parce que nit ku ma gisul ci moom dara duma ko jàpp gisal nous avons des informations de am nañ information yu mat yu wér yu leer waaw wàcce beeg yéegal bi récolté bi morceau bi ak yooyu dafa war a dakk nag ah un gouvernement qui marche te nag dama bëggoon rek ñëpp xam ni waxoon naa ko ca commencement ndax man damaa xam le président Macky Sall bokk ci gis nga dil bi bu ci bokkoon day set wecc billahi day set dil bi setul man booy ginnaaw raay bi sax suñ ma woon ma collé dil bi ba mu gën a set dil bi setul ñëpp xam nañ ni affaire yi setul dil bi dafa takk suuf bu doon Macky Sall parce que Serigne Touba du ngeen gis suuf bët du leen fat vous n'allez même pas avoir sur quoi s'accrocher pour libérer Ousmane Sonko billahi dama ko xam naa ko c'est que dañ ko defaral benn bébé boo xamante ne dañ koo defar ba mu jekk bootal ko ndeysaan te un état ne recule pas moo tax rek il est obligé de prendre ses responsabilités
mais dil bi setul waa ji xam ngeen bu waa ji defaroon dil bi si ay kon vous n'allez même pas venir la poussière venir da ngeen jékki-jékki rek ñu ne cax Ousmane Sonko ñëw et puis xam nga vice de forme dafa am ci affaire yi depuis le début nan ñu may nag nan ñu may vice de forme am na bu yàgg dès le début pourquoi man en tant que honorable député man dem naa police def sama plainte de mon propre gré def plainte de mon propre gré mais police ak gendarmerie amuñu droit convoquer un député sans passer par ici un député nag peut dire man je vais à la police de mon propre gré am na ñuy argumenté naan Ousmane Sonko waxoon na fi si 94 milliards yi mën naa dem te du ma tàggu kenn procureur jar mu may woo booloo man Mame Bousso Bally mii dem naa police porter plainte te kenn levewul sama immunité parlementaire mais je l'ai fait de mon propre gré mais comme yow yaa ma soxla police yow ba di ma woo te loi yi wax ni que ni am na foo war a jaar demal jaari foofu soo fa jaaree ma ñëw wuy si la loolu mooy dëgg loolu mooy farata bu ñu jaawalee woy yi bokkuñu waaw bu leen jaawalee woy yi ñaari woy yi bokkuñu de man maa soxla police man Mame Diarra jóg dem fa ak police moo ma soxla di ma woo man Mame Diarra police man Mame Diarra su ma soxlaa di ma woo xam na fu mu war a jaar ak nag li may bëri ay doom police yëpp nag ndax police moom bëri naa fa ay doom trop ndax sama waaj baax ji gën a nag lay teg ci kuleeg njiglaan ma bokk ak moom maam waaw tax na ma bëri xalit police xam naa bis bu may jàpp si dina bëri commissaire yoo xamante ne koo ci woo dina man de rus naa koo jàpp ndax sama yaay la ñuy nag ñoo xamante ne suñu waree def seen liggéey dinañ ko def ak abnégation dinañ ko def ak foi donc la police sénégalaise elle est crédible la gendarmerie sénégalaise elle est crédible donc lenn rek la ñuy bañ ñu di leen ko ñaaxee yéen ñiy jàkkaarloog suñu doom yi ak di leen doq ak di leen dóor xam leen ne seeni rakk ngeen di dóor xam leen ne seeni yaay ngeen di dóor xam leen ne seeni papa ngeen di dóor xam leen ne ñi ngi leen di yabal ngeen di leen dóor exemple Patan est là kii di leen yable tey ngeen di dóor wala ki muy wax muy yabale ngeen di leen dóor wala ki jël initiative wax leen ngeen dóor leen en 2011 moom ci boppam taxawoon na ni j'appelle à l'armée loolu du appel à l'insurrection loolu ndax du appel à l'insurrection rek waaw kay boobu tam dam ko fàtte woon loolu moo raw sax prenez-vous le combat sera fatal loolu moo ko raw dafa ne suñu waree confisquer le pouvoir j'appelle à l'armée gendarmerie comme militaire loolu la sama càmmiñ le président Macky Sall waxoon waa léegi moom amul droit appeler keneen amul droit appeler Ousmane Sonko est un député su xamee ni il est prêt que ñu ko yóbbu à l'abattoir dina def appel à tout le monde donc moi je pense que dëgg nag dëgg ce pays mérite d'être recadré parce que ce pays est une farce ce pays est une farce te ñëpp nañ ko xam ñun nekkuñu ci gouvernement boo xamante ne am nañ ci jàmm wala am nañ ci salaam booy nooy man bu may dem léegi benn RG daf maa topp fu ma jëm mu topp ma xanaa sama oto bi rek la mënul dugg sama oto bi damaa ci nekk ak samay boîte nen man damaa ci nekk maa ngi nii fii xam nga mënu fi dugg mais topp na ma couloir bi ma génnee ci salle bi mu topp ma nit ñi ñëw ba ci ascenseur bi topp ma xam ne bu ma dee topp ma yéeg samay escalier rek ba xam dina ma topp ba ma dem def sama déclaration ci presse ba sama président def déclaration ma ubbi sama live waxtaan ak samay nit parce que boobu ba léegi waxuma kenn ndax bëgguma waxat kenn ndax li ko waral xam naa ko ndax xëy na jàpp nañ ni les gens me chargent man personne ne peut me charger gis nga ces appels qui me viennent de partout yow la ñu yaakaar c'est vrai yaakaar fort na mais man maa am sama détermination bopp nii ma mel yàlla moo ma ko bindee bi ñuy fal ay doomu aadama en 2017 bi ñuy fal ay députés sur la liste de l'Italie y avait Mame Diarra Fam PDS
y avait quelqu'un boo xamante ne ay ñoom mburoog soow lañ léegi sax ah ñenn ñi laa wax mburoog soow lañ sama càmmiñ di Ibrahima Ndour mais la ak ñi nga xamante ne ñoo ca nekk ñoom léegi mburoog soow lañ mais APR a nga fa woon ah donc ñoom beneen coalition baa nga fa woon on était presque trois potentiels candidats ah y avait la liste de Ousmane Sonko aussi. L'Italie a choisi Mame Diarra Fam. Ce que je suis devenu actuellement, c'est grâce à l'Italie que je le suis devenu. Bu fekkente ne sama jikko bokk na ci nag mais su ma ñëwee fii tey yàlla xam na ak yonent bi ak Serigne Touba dama koy santé ah ki nga xamante ne mooy le président Abdoulaye Wade le président Karim Meïssa Wade ko santé waa Italie de ko santé waa Espagne de parce que ñëpp dañ maa téyele ñëpp jàppale ma Ousmane Sonko avait sa liste donc tey xeex bi nga xamante ne war nañoo def Khalifa Sall nii xanaa da ngeen ko fàtte boobu même taxawaay laa amoon levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall sama ñaari jaaro or ñoo ci réer ñaari jaaro Khalifa Sall ba mu génnee kasoog léegi woowaguma téléphone ni ma bonjour honorable député ma sœur wax dëgg yàlla de rafet na gisoon naa sa taxawaay te dama cee jàppoon sama ñaari bàgg or laa la wax ñoo ni mayi ci biir salle bi ndax dama dóor taabal yi tàccu bàgg yi yool wat ñaari jaaro ñoo ni fes soxla ma ko ndax namuma dara a jeeg du ko wax dañ la koy waxal waaye man namuma dara ndax saa yu ma xëyee ñi ngi may jox di ma jàppale kon xeex bi kenn du ma ci chargé lu toll ni Malick yow mi dini parce que xeex la ba nga xamante ne yàlla moo ma ko nattoo yàlla moo ma ko bindee man bugguma injustice man nammuma injustice man injustice laa bëggul laa wax te du tax kenn mënu ci changer sama jamais de la vie sama comportement et puis attention aux fake news Macky apaise la situation gis naa ko léegi ci benn kii bu ma ko yónnee amul dara lu ñu apaiser ban apaiser kay mooy commission ad hoc bi amul woon benn valeur juridique amul woon raison d'être nga ne nañ ko arrêté loolu mooy apaiser la situation Omar Sow loolu sa mentor ne ko apaiser la situation actuelle du pays kenn waxatul corona maa ngi nii masque bi sax moo ngi nii ma teg rek léegi laa ko tekki pour live mais kenn waxatu fi corona et puis distanciation am na parce que man rek ak sama doom bi may dawalal ñoo nekk ci oto bi pour ne pas dire chauffeur parce que xam nga man les langages vulgaires j'aime pas hein donc je pense que gisuma lan mooy apaiser situation bi lu dul lii te ñu bàyyi di def ci suñu communication di wax suñu sëriñ si dañu bàyyi suñu sëriñ si waaye Ousmane Sonko Khalifa Sall bëri ki démb mii lan la ko Ousmane Sonko ëppale bi sëriñ si ñaanee président Macky Sall dafa nangu woon dafa lànk mais man sama candidat Karim Wade man sama candidat Karim Wade ah mais lan la ko Ousmane Sonko ëppale politiquement mais Ablaye Wade lan la ko Ousmane Sonko ëppale politiquement et mouridiquement sax su ma neexee ma wax ko mais Serigne Cheikh Sidi Al Mukhtar Mbacké fa mu tëdd yàlla na yàlla yokku leeram ci moom la Karim Meïssa Wade di jébbalu Serigne Moustapha mi mooy Serignam tey mais dafa ñaan Macky Sall ba tey mu tëdd fee mu tëdd mu lànk mais sunu Serigne si ñi ngi ñaan c'est que Serigne fii nous sommes gouvernés par le spirituel et le temporel donc dans ce pays le spirituel dafa am lu mu mës a jouer dafa mës a jouer un rôle prépondérant dans ce pays tey dem nañ ba le spirituel xam nga lan lañ leen di doye ay gàmmu nga def sa ñetti oto jiitle 24 oto dem toog ni sëñ bi ziar naa la màggal nga def sa fukki oto ak juróom-ñaar dem toog ni sëñ bi ziar naa la mais sëñ bi daal mënu laa wax loo dégg yow sëñ bi mënu laa ñaan loo nangu léegi nag ñiy wax ci dëkk bi naan ay na sëriñ si wax ay yooyu ay faux débat la
nañu bàyyi sunu sëriñ si waaw nañu bàyyi suñu sëriñ si lu leer laa lay wax nañu bàyyi sunu sëriñ si ñi ngi ñaan sunu sëriñ si ñi ngi ñaan sunu sëriñ si ñoo ngi ñaan de ñoo ngi ñaan li ñu mën man mii démb minuit laa egsi sama kër jóge Touba fi nit ñi di dem yëpp xam naa ni RG yaa ngi may topp ndax sama oto bi dafa neex a xàmme ndax bañ ma xam na mu bëgg lu chic ak lu baax bañ ma ko joxee mu nekk oto bu ñuul boobu boo aw ma dara de boobu jàpp nañ ne aw ma dara de boobu maa nga jóge Italie ñëw ak sama tuut ak sama tuut mais dama ko def ba nga xamante ni boo ko séenee ci 165 oto yi da nga koy xàmmee donc xam nañ sama oto bu baax suñ ko bëggoon taal léegi taal ko buñ ko bëggoon lakk ko mais du sama alal du alalu état l'importance mooy buñ koy lakk wala ñu koy taal bu ma fekk ci biir oto bi rek ndax man moom buñ ma mënoon rey balaa booba bu sooba yàlla du ma ko fekk mais yàlla mii kun fa yakkuunu moo leen ëpp doole téeméeri junni yoon waaw Sonko rek man ab Mariane Toubé Diop man Ablaye Wade rek ci kàttanu yàlla ak yonent bi waaw man de Karim rek loolu dafa leer loolu du wax bi tey moo ñu waxtaane réew mi waaw man moom li leer mooy wata si ñuy gis suñ ko dee def nañ ko def mais nañu ma bàyyi ak sama jàmm rek bàyyi Ablaye Wade ak jàmmam bàyyi Karim Meïssa Wade ak jàmmam ma nekk sama jàmm biim réew kenn xamul lu mu doon ce pays est une farce mais une vraie farce yow kenn du wax yow politique bu wax nga ni ko pour lan may wax ah keneen ku wax ngeen dëpp ay waxam la ma waxoon laay waxaat ca bande bu njëkk ba ndax moom mooy samay wax waaw mooy samay wax te duma ci changer combat bii ma engagé sama morom yi PDS yi engagé ko na ñëpp xam ni ñun ñooy nekk ca biir salle bee bu ñuy dóor ñun la ñuy dóor bu ñuy saaga la ñuy saaga fàttaliku ngeen mbub mii mës nañ ma cee dóor ndax boobu dañ doon dóor sëñ Abdou Mbacke te sama sëriñ la te man murit laa akkan sëñ Touba laa yaakaar kenn du so néewal doole ab Mbacke ci sama kanam ma jaay la sama bakkat te dama doon àtte sax nag far yàlla def waxatuma laa leneen te ñun budul Ablaye Wade gis nga man bu ma Ablaye Wade ne woon Mame Diarra ne mâche plus mot sur cette affaire de Sonko là ah da ngeen di xam ne sama kilifa ma ko wax te ku nekk sa kilifa bu la nee neel patt da ngay ne patt du dëgg mais dafa leen ndànk nag bugguma ngeen nekk si internet bi di wax Ablaye Wade lu ko neexul bugguma ko te neexuma te dama leen koy wax kat na leer Sonko sama doom la suma xarit la moo ma bëgg wallahi azim yàlla xam na ko wallahi daf ma bëggal boppam maanaam man xam nga man genre non stress yooyu laa yéen da ngeen comprendre affaire bi man genre non stress laa man damay dindi stress waaw man damay dindi stress donc Sonko dafa nekk nit boo xamante ne xam na ni man damay dindi stress loolu tax bu bëgg ba pare def ba yaayam du dëgg muy sama xarit yàlla def na ni nag lii ma koy jàppal ba ma koy wax amuma si sax woon digal mais dama la ne du ma seetaan kenn kuy man kenn mu sax mënu ma manipuler gaa dama leen di wax rek xam nga damay def supposition nit ñi nañ comprendre entre supposition ak li nga xamante ne moom mooy dëgg ndax xam nga président Ablaye Wade du mës a taxaw ni nit doomu aadama bàyyil défendre nit du ko mës a wax ci àdduna mais damay def supposition quoi par exemple man sama papa ni ma woon bul génn kër gi yéen bu leen seen papa ne bul génn kër gi yéen bu ngeen leen neexee génn leen mais man sama baay ba daaw dafa am boo ma sànni sa ñaari pied tànk bu werante buntu kër gi ci biir laay toog man ko am kilifa la dama ni dëggu ak am kilifa du ñu benn man dama am kilifa te sama papa dafa maa wax ni ma am kilifa mooy li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul am nga solo am kilifa rek ma indi fi ma nekk su ma amuloon kilifa yéen ñëpp kenn du ma ci xam dama am kilifa dama ni man dama am kilifa ba fii ma toog sama mag bu jigéen bu ma bokkal nday ak baay ak sama taawu baay ah ñoo may wax Mame Diarra Fam defal lii Mame Diarra Fam demal fii Mame Diarra Fam bul dem fii dama ne ba tey Awa Fam ak Mor Fam ñoo may wax Mame Diarra Fam defal lii Mame Diarra su ma xëyoon plénière ba Awa Fam ni ma sax ñaari pied tànk bu mu werante buntu kër gi
du ma génn pour wax la rek kii wax noonu xaw ma message bi ñu may wax naan ma am na ku naan kon dëgguwoo man sama dëggu n'est plus à mesurer soxlawu ma dara man sama bëggoon ay millions am naa ko bu yàgg waaye deret ji la man na waa sëtu ci ñetti dammel da ci ful njoogu sëtu ci Lat Joor Asta Nguunum muy direct line sama maam boo xamante ni moo jur sama nday Massa Mbaaram Jóobay sama maam tukkalub Kajoor bi ma sëtu ci Alburi Biram Penda Ñéeme deret ñetti doom bay tànk man Maam Jaara Fam man kenn mënumaa jënd sama ngor dara du ko jaay man maa tàmm xeex injustice te dama commencé gis démb lu ma naqari ba bët set ma xëy suba teel dem ci commission ba def fa la ma fa war a def wane fa jom wane fa ngor wane fa fulla wane fa fayda wane fa ni Ousmane Sonko kenn du ko laal daal di génn dem sama yoon maa ngi ñama àndal waaye nag ñëw war a waxtaan ak yéen pour ngeen teg Ablaye Wade ci suuf daal di xam ni mooy sama kilifa man li may def ëpp na combat de principe Khalifa Sall ba ma koy défendre bokkul ak man parti man mii Khalifa Sall ba ma koy défendre bokkul ak moom man parti ba may xeex xëy na nit ñi xamuñu woon loolu boobu xamuñu kan xëy na peut-être wala seetluwuñu woon cette petite dame là toute avec une petite taille bon une petite taille baal leen ma nag tuuti ma tiitaru ah sama fan si ma tiitaru dama dugg si boutique bi léegi génn benn xale bu jigéen ñi ma mais na nga def ma ne ko maa ngi mu ne ma mais yow yéen télévision bi daf leen di ñaawal ma ne ko man nag rafetuma doom te dama gàtt mu ne ma déedéet pourtant njooloo de pourtant gàttoo de ma ne ko fekk dama doon def essence quoi ñuy waxtaan ma pourtant gàttoo de j'ai mon âge pas de bistouri pas de maquillage extravagant je suis comme ça naturellement du may def li xale yi di wax snap parce que man je ne suis pas réseaux sociaux ah sama page yi sax ngeen baal ma parfois nit gis ci dara wax ma mais sama page yi na ngeen xam ne am na ay admin yu koy gérer yu dul jeex te ñooñu ay xale sax la ñuy doon yoo xam ne dama leen di jox confiance parce que man sama confiance yëpp ay xale laa ko jox ay xale yoo xamante ne ay jeunes lycéens lañ parce que dafa ëpp may yenn saa yi nit woo la ne la dama bëgg a gérer sa page parce que bëri na ay followers affaire yooyu man du ma koy def parce que lu tax du ma koy def mooy lii dal Ousmane Sonko mën na dal ku nekk parce que su ma joxee nit sama page koo xam ne mënu ma ko contrôler mu géreel ma ko mu dem yónnee benn nit ku am kilifa koo xam ne mu ngi sama page ni ko honorable Mame Diarra Fam la ah nangam nee na dafa am problème xaalis nga may ko 2 millions su keroogee du ma ko mën a certifier looloo tax ma page est gérée par ma famille des jeunes de rien du tout ñoo xamante ne ñenn ñi samay doom lañ ay italien lañ parfois ay italien lañ parce que ay xale yoo xam ñu ngi juddoo Italie mais ñu ngi jàng France ñenn ñi samay doom lañ ñu ngi dëkk fii si quartier bi ñenn ñi ñu ngi dëkk si dëkk bi donc sama page ñu bëri ñoo ci nekk di ci bind dégg nga donc pour yenn saa yi ngeen di pardonner yenn waxtaan yi nga xamante ne man yenn saa yi sax du ma ko gis léeg-léeg nit bind si man wala def si man yenn saa yi ma ngeen gis ma effacé yu bëri parce que 4 admin dañuy bindandoo à la fois wala 5 admin ma effacé wala ma wax kenn effacé donc c'est ça ñi ko mun a def bëri nañ yenn saa yi ngeen baal ma ci mais man bu ma neexee ma wax ni man du ma wor kat man ñu bëri amuñu man kenn amul sama njëg man yaay Momo Sarr mii man kenn amul sama njëg man mii caatu daaw daa kumba man kenn amul sama njëg bu ma doon jaay jar naa bu yàgg man seule la vérité rien d'autre que la vérité le giuro li italien yi di wax italien yi boo leen di amet si see grazie mille italien yi buñ lay waatal ca tribunal ba Assane Thiam grazie ankate dañ la naan giuro da dire la verità niente altro che la verità tutto la verità lo giuro man tamit je jure de dire la vérité rien que la vérité tout autre rien que la vérité encore la vérité je le jure donc adorez-moi merci beaucoup mon frère Beydi Bal merci ouais nous avons reçu ngay wax une éducation de nos pères Papa Daouda Fam et Papa Demba Bal et les autres nous avons eu cette éducation ce quartier ma j'habite ici gis ngeen maa ngi fii ci gëbla gi fii nga xamante ne maag saret yeeg fas yeeg
yooyu ñooy bokk waaw gis nga ko nii gis nga genre dëkk bii ma dëkk nii bii mooy sama fierté fii laa dëkk man ginnaaw raay laa dëkk donc dëkk bii ma dëkk nii ragal sax dëkku fi man nag sama jikko ji ma yore jikkoy bàyyi daaw dafa am la bay di mën na ma seede mi ngi nii si live bi su ma rakk yaa ngi si live bi sama mag yaa ngi si live bi mun nañ ma seede yàlla xam na ni man duma mës a changer je ne suis que de la partie de la vérité et loolu moo taxoon tey ma ñëw pour waxtaan ak yéen wax ne leen dafa war a leer que ni qui touche au président Abdoulaye Wade touche à Mame Diarra qui touche au président Karim Wade touche à Mame Diarra ma touché nag amul benn njariñ su ngeen xëyee suba teel defar leen seen ay faux profil di ma saaga ba ngoon mais pourvu que ce ne soit pas des profils de Sonko que je connais parce que si c'est le cas du neex te du rafet parce que bugguma loolu Sonko dafa bëgg Abdoulaye Wade yéen da ngeen xamul sax loo xamante ne loolu sax dama koy wax sama waa parti parce que dafa am loo xam ni ñu bëri xamuñu ko man am naa responsable de haut niveau ay ñu nekk si gouvernement bi ñoo xam ne dama xam bi ñu xëyee li ñu ma njëkk a envoyé mooy leen bërki dem dañ ma ko envoyé fii Sonko di waxee monsieur le président Karim Wade a essayé de nous joindre à plusieurs fois c'est la vidéo qui circule dans les panels mais cette vidéo vous vous rappelez pas que après cette vidéo aux élections présidentielles le président Sonko est allé rencontrer le président Abdoulaye Wade seul à seul, tête à tête, ce qui est très rare parce que parfois le président Wade bu lay recevoir yenn saa yi son cabinet au moins quelqu'un bu fekkente ni ku ko sori nga quelqu'un dina toog mais kooku bu dul woon sëtam du ko recevoir noonu te la ñu fa waxante nag man mënu ma la kaa nettali ku dul Abdoulaye Wade mënu la kaa nettali kooku kay moo ñëw joxe boppam joxe tànkam waxtaan ak maamam lu passé day passé lu passé dafay passé de lu leer laa leen wax ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk parti démocratique sénégalais et automatiquement comme pour répondre à ce message le soir le grand a parlé le vaillant mon père celui que j'aime celui que j'admire avec toutes mes forces celui qui su ma yewoo suba teel su ma jullee ñaari rakk diggante bi bala may julli suba damay ñaanal le président Abdoulaye Wade gannaaw ba ma ñaanalee sama ñaari waajur yi tëdd damay ñaanal le président Abdoulaye Wade ndax tey fu ñu may tuddee yàlla dina ko boole ni ci turam ba mu ëpp doole kon noonu rek la ngeen xam ni kooku tey ba ñu waxee loolu comme par extraordinaire dafa génne benn message pour wax leen ne leen non ce message qu'on véhicule là ne compte plus parce que ñi ma ko yónnee man je sais que c'est des dignitaires de grands dignitaires de ce pays ñoo ma envoyé message bi tant pour me dire Mame Diarra calcule-toi ménage-toi parce que Sonko avait dit ça c'est peine perdue je m'en fous c'est peine perdue je vous dis ici que c'est peine perdue personne ne peut me manipuler dans la vie c'est comme si quelqu'un m'envoie pour me dire Mame Diarra jàppaleel Sonko parce que yow lañ ci yaakaar c'est peine perdue parce que ma décision est la mienne xëy na dana ma encourager mais man dara mënuma yuuxuloo wala mu tëggaloo ma sama bopp fekk na loolu nekkul sama xel je suis une personne qu'on ne manipule jamais je suis une personne qu'on ne manipule pas de est-ce que Moustapha Niasse a apporté des aliments pour fonder la levée non Roger Diouf c'est loolu moo indi histoire bi les éléments ne sont pas fondés parce qu'il y a rien on n'a rien reçu on n'a pas reçu de documents et la plainte elle est contre nous on a demandé tout simplement la plainte est contre qui Cazzarola ma si può dire la denuncia abbiamo denunciato Tizio Ucaio possiamo? No? Ma guarda che sta paese guarda tanto per parlare con gli italiani ma guarda che sono seria ma guarda che sono molto seria giuro che sta paese è un gioco
è un vero gioco. Non c'è niente di serio, ma nulla di serio su questa procedura. Ma io penso che era in Italia, sta paese domani il premier scende, punto e basta. Non c'è niente da dire. Y a rien à dire. Amul lu valable dans ce dossier. Su fekkoonte ne lii Italie la ma wax ko kon ci olof mu leer, on va dire que demain ñun première lañ am mooy comme genre premier ministre, mais nous on n'a pas de président. On dit le premier day wàcc day wàcc. Yéen gis ngeen ñun à 60 ans de règne, 62 ans, on a eu presque 62 premières, on a eu 62 gouvernements quoi laa bëgg a wax. Ñun booy nekk foofu Italie booy nekk foofu di foo wala ngay ree dañ lay wàcce et puis c'est tout, on passe à autre chose. Ma qui dafa am benn clause, mooy la clause dei 5 anni. Qui un président est élu pour une limite de 5 ans comme un député ou quelque chose du genre. Mais là c'est pas le cas. Noi non possiamo. Dañ lay wax ni la def nga defuloo, ti diciamo vai a tuo paese poi un'altra se ne viene, punto e basta. Mais fii non è il caso quoi. Xam nga c'est pas juste du lu rafet, du lu gën, du lu neex, du loo xamante ni baax na ci ñun, baaxul ci dëkk bi. Dëkk bi daal war nañ ko revoir. Et le président Macky Sall, je fais cet appel pour clore le live, pour peut-être vabbè ogni tanto di leen ma comprendre, damay jàpp italien bi di ci ñëw xaale en plus parce que yaay comprendre non yaa ngi comprendre ba léegi nag noonu la parfois damay def fatwa sax pour bañ a wax italien ndax nit ñi dañoo garaaw. Oui, Tanu Diallo, la plainte est contre X, mais c'est ce qu'on a demandé. La plainte est contre X, donc pourquoi la levée de l'immunité parlementaire? C'est ce qu'on a demandé. C'est pour cela que le PDS a émis des réserves pour le moment à ne pas donner le nom des 2 personnes qui doivent participer à la commission ad hoc. Claro ci espagnol, hein? Understand? Loolu moo tax ñun waa PDS joxewuñu suñuy ñaari nit yu nga xamante ne ñoom ñooy jàpp ci affaire bi. Mam Boy parle français ou wolof. Ablaye Fam, man je parle wolof, je parle français. Parfois j'ai des suiveurs italiens aussi. Je suis pur produit de l'Italie. Parfois damay tënk lu may wax rek parce que am na ay italiens yoo xamante ni dañu may seetaan, ñii samay anciens collègues lañ. Ba léegi du ma def live, mais dañu ma seetaan. Waaw dañu may seetaan di may bëggee ci li nga xamante ne moom laay def muy suma live yi, ñoom tamit dañu may bëggee di may seetaan, mais duñu xam moo tax yenn saa yi may wax tuuti italien pour leur faire comprendre que li may wax pour lì la quoi. E in momento stiamo parlando, cioè comunque questo mi sa che non è mai neanche successo in Italia, no? Dovrete capire che qua l'opposizione è ridotto semplicemente a non parlare, a non fare gesti, a non muoverci. Quindi qua siamo davanti a una procedura dalla leva dell'umiltà parlamentare da un deputato dall'opposizione che è presidente di un partito che si chiama Ousmane Sonko. Ousmane Sonko è arrivato a terza posizione nelle elezioni passate dal 2019. Quindi Sonko, uno come Mariam Ismail dal tavolo delle donne culture, conosci bene Sonko perché la segue. Lo segue dall'Italia, quindi anche là è aperta una battaglia verso il consolato generale dei senegalesi da Milano, tanto per spiegare bene all'opinione internazionale ciò che sta succedendo in Senegal e che qui sinceramente non c'è più quella che si chiama democrazia, e la democrazia fondamentale è fondamentale in un paese che vuole svilupparsi. E in Senegal, indipendentemente siamo
buoni e voi cari italiani che cercate di investire in Senegal dovete sapere che questa cosa è una procedura che si sta apprendendo e se guardiamo andare questa procedura andiamo direttamente all'esplosione da questo paese qua, perché non possiamo investire dentro un paese che guarda non è più stabile e ciò che sta succedendo in Senegal va a portare alla mancanza della stabilità del Senegal. Quindi credo sinceramente che il presidente non l'ho ancora sentito parlare, credo che parlerà tra poco, ma deve parlare per tranquillizzare cari italiani che sono qua in Senegal per la loro stabilità, perché questo paese è un paese di pace e fondamentalmente cresciuto anche così, tirato su così. Penso che sinceramente la gente italiani che sono in paese devono restare da loro finché la situazione si stabilisce, perché non so cosa succederà mercoledì o giovedì, ma comunque cerco di dirvi da stare tranquilli, stare a casa vostra, badare alle vostri figli, fate la spesa, mettetela in casa, in frigo, dovunque che volete, ma state tranquilli e state in casa. Sappiamo tutti quanti che abbiamo qua Sheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, abbiamo Mam Alhaji Malick. Questo paese non andrà mai a fuoco, ma come che non si sa mai, è meglio prevedere che guarire. Restiamo in casa e restiamo bene in casa, restiamo chiusi et siamo bene in casa. Merci beaucoup. Ce message est adressé aux Italiens qui vivent parmi nous. C'est pour cela que je leur dis de rester à la maison, parce que eux aussi, si c'était eux là-bas, ils vont faire pareil. Ils vont nous dire, Sénégalais, restez chez vous. Donc diciamo nañu wax rek ñu toog seen kër te jënd seen i lekk ak seen i naan, parce que xamuñu li war a xew suba. Mais dëkk bi ñu nekk musul tàkk te du defe naa ni du nit ñi duñu mus a seetaan ñu mus ko taal. Président Macky Sall waxagul, mais président Macky Sall dina wax. màggal la woote du ambiance borom safar xamuñu sa morom Xaadimu. sama président moo may woo Serigne Cheikh dimbale ñu Sénégal jëm ca kanam. di sant Serigne Touba Xaadimul Xadim Xayrul Xadim baayu Basak Baara sama sëriñ bi sama waajur bi nga xamante ne moom rek laa yaakaar. kon mun naa ñëw dugg si wax que yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di ñaanal sama bopp di sant yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul di wax ni rek Sénégal benn bopp la, kenn mënu ko xar ñaar. su fekkente ne ñaan gi mun na jóge ci président Macky Sall pour Sénégal am stabilité na ko président Macky Sall def. su fekkee ñaan gi mun na jóge ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi te ñi ngi koy def ñoom, c'est que nag benn kilifa diine musu fi génn taxaw ci mbedd bi ni man wax naa ak président Macky Sall wala man wax naa ak Ablaye Wade. ndax ku nekk xam na tin ma ci Sëriñ Alaaji Baara Ja, murit yi may xool xam nañ tin ma ci, waaw tin ma ci Alaaji Baara Ja, tin ma ci Cheikh Abdoulaye sama sëriñ bi, tin ma ci jooju sëñ Abdoulaye daan wax, tin ma ci jooju Sëriñ Babacar Sy Mansour di wax, tin ma ci jooju ci laa leen di tàggoo di wax président Macky Sall tin ñu ci suñu yaakaar tey ak ëllëg moo ngi nii Cheikhul Khadim maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul di sunu yaakaar tey ak ëllëg. di leen tàggoo ci photo Ablaye Wade bii nga xamante ne damaa bëgg su may dugg rek yam ci moom, yam ci Serigne Touba. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen big up di leen sant bu baax di leen gërëm di nuyu bu baax sama kilifa Serigne Mouhamadou Mansour Serigne Babacar Sy Mansour mi nga xam ni ku ma bëgg la. di ziar bu baax Cheikh Mahi Niass mu baax mi nga xamante ne dama ko dégg keroog mu ne ma ku la sopp laa jaarale ko ci sama rakk ju baax ñu bokk Alboury Birame Penda Ndiémé
di nuyu Sénégal yëpp di nuyu ñi ma doon suivre yëpp nag di leen wax maa ngi leen di tàggu asalaamaaleykum wa rahmatullah big up nii la ñuy defee non du noonu la merci beaucoup ciao ciao bye bye